asalaamaaleykum mbokki Teranga Diaspora TV tey jii ñoo dikk ak yéen xam naa benn waxtaan bu gàtt lay doon nag dañ koy ëmb rek parce que benn circulaire la boo xamante ni si dafa génn démb defe naa jógee ci ministère de l'interne muy circulaire bi nga xamante ni démb ba léegi mooy coow li mais man circulaire bi moom man wax dëgg yàlla pour man jarul coow parce que tamit man pour man ñoom seen bopp ñoom ñu bind circulaire bi ci seen bopp sax ñoom man dama jàpp ni ñoom seen bopp liñ bind xamuñu ko wala boog concentré wuñ ci wala man comprendre wu ma leen parce que ñoom bu ñu waxee ci kaw ni nit ki nga xamante ne si requérant asile la moom mun na demander séjour ni bu demee ba exporter l'immigration maanaam mun na wut ku ko jël soo ko kooku jëlee tamit nee na mun na dem ba exporter l'immigration nee na bu demee foofu nee na ñooñu nañ ko aviser pour wax ko ni ko ndax dafay continuer asiloom wala dafay bàyyi asiloom ci kaw loolu aussi tamit ñu ni ñoom ñooy wax ba tey circulaire bi ni bu boobaa nit ki su fekkee ne ni si dafa ni day continuer asiloom nañ ko jox permesso di soggiorno boo xamante ni si territoire Italie kese la mën a yem maanaam mënut a génn Italie biir Italie kese la mën a nekk su fekkee day continuer asiloom ñu ni su fekkente ni si nag dafa ni moom dafa renoncer ni continuer wul asiloom nañ ko jox permesso électronique bu ñaari at boobu nga xam moom la ñëpp di wut defe naa kon loolu lu leer naa ñi la bu ñu wax foofu ñoom ñoo ko bind wax ko fi ba ni sax dina am ay feuilles yoo xam daañu ko prévoir pour loolu boo demee exporter l'immigration ñu jox la feuille bi nga signé maanaam ni yow yaa d'accord ndax da ngay renoncer sa asile wala doo renoncer sa asile ci biir premier article boobu nga ciy jànge ñaari wax yoo xamante ne si ñoom pour man ministre de l'intérieur dañoo dem ba ñoom seen bopp dañuy jaxasoo wala direction yi déggoowuñ mooy defe naa seen circulaire bi ne mujj a génne wala bi jiitu bi ñu mujj a génne ñoom ñoo ci wax ni ñoom ñoo ci wax bu jiitu bii ñu mujj a génne sax la ñoom ñoo ci wax ci seen làmmiñ ni richiedente asilo mën na continuer ak régularisation bi ñoom ñooy wax ni ñu ni bu continuer ak régularisation ba ca fin ba sax lañ waxoon ñoom nit ki mooy choisir ci entre ñaari permis de séjour yi ban la ciy jël ñoom ñoo ko bind wax ko nan ngay bind léegi ci benn semaine benn circulaire benn semaine nga bindaat benn circulaire bu wute tey ñun ñu ni la boo yemee sa exporter l'immigration waxagul mu définir de waxaguñ mu jeex parce que exporter l'immigration yi taxul maanaam sa régularisation jeex exporter l'immigration ni foofu ngay signé jee contrat bi nga xam moo la lié ak laborat ak datore lavoro mooy ki la jël ngay liggéey foofu contrat ba leen di lié yéen ñaar foofu lañ koy signé soo paree foofu dañ lay jox benn enveloppe dañ lay jox benn enveloppe bu def kayit yi nga xam moom lay demander permis de séjour donc kon foofu jeexagul léegi ñëw ci biir settement bi ñu def ñaari circulaire yoo xamante ni si maanaam benn bokk ci ak moroom kon ñoom dafa mel ne ñoom li ñuy def ni man dama comprendre dañuy foye nit ñi wala boog xëy na parce que man dégg naa benn waaye wax malgré que nag awma ci benn information mu ni circulaire bi ñoom bi ñu koy génne pour police la woon maanaam waru woon génn ci biti noonu la soo yaakaaruma ko nag parce que police moom ñëpp xam ne police ministre intérieur moo yilif police yilif préfecture te defe naa bu dee secret rek top secret rek foofu moom la nekk te defe naa seen circulaire defe naa du génn ba keneen di ci jot moo tax yaakaaruma ko sax waaye xëy na lii moom piège la bu ñu doon def pour rejeter waale yenn demande yi mais lii ñoom mënuñu génne circulaire wax ni nit ki nii lay dem lu mu neex dañu changé waat ba tey boobu sax xëy na ñoruñu parce que boobu ñëpp xam nañ ni muy demee yéen ñëpp man boog ñi ma ciy déggal ñëpp maa leen di conseil ku fa yegg bu ñu la nee renoncer nga renoncer asile bi dem jël sa 2 ans parce que boo jëlee 2 ans permesso di lavoro boo ko amee yaag ñëpp yéen a yem yaag ñëpp di nga mën dem Sénégal di nga mën dox say soxla di nga mën wut yeneen liggéey bokk la ñetti secteurs yi boo xasi am séjour moom yaa moom sa bopp fu la neex ngay dem donc kooku sax xam naa ni boobu sax xam naa ni jaaxalul nit ñi mais fatti specie numero 2 bi disciplina dell'articolo 103,2 comma 2 bi moo jaaxal ñëpp comma 2 bi mooy bi nga xamante ne si mooy bi ñëpp doon dugal fan yi te ñu ni maanaam képp koo xamante ne si sa permis de séjour jeex na lu commencé 31 octobre ba fi ñu nekk ni mën nga demander permis de séjour bu fekkee mos nga liggéey ci ñetti secteurs yi muy agriculture ak golf ak barante léegi ñoom bi ñu waxee loolu tey jii ñu xëyaat suba gis ñu génneen ñu décret bi li mu wax nag tant bu léegi maa ngi dégg sax ci biir telegram ba ak whatsapp ba parce que foofu moom gars yi dañ fay débattre daal ma ci profité di wax ñëpp nii vraiment je suis désolé gis naa ñu bari laaj sama numéro wallaay bëgg naa leen ko jox trop mais numéro bi benn yoon wala ñaari yoon génn naa ko ci YouTube bi ku seet mën nga ko gis mais vraiment léegi ni man mënatuma ko àttan mënatuma ko sax gérer parce que tamit numéro bi dafa nekkoon sama numéro boo xam ne dama ko daan liggéeyee donc léegi bu demee ba benn instant aussi tamit chaque minute da ngay gis koo xamante ni si day dem ba ci datore lavoro sax da lay woo nee na da lay passe datore lavoro nga gis koo xamante ni si nee na day laaj tax kuy dem kaaf yi sax lan lay yóbbu léegi du ñu waroon laaj kaaf du ñu waroon def kenn parce que nit ku ñuul wala ñun sax ñoo bëgg commodité lépp loo xamante ni doon nañ ko laaj léegi dañuy préférer toog rek woo téléphone daaw la ñag rek pour laaj ko te tamit man lu bon amoon naa responsabilité yoo xam ne dañ ma ko joxoon fii
te ñooñu itamit wax dëgg yàlla war naa leen a doxal seen ay responsable war naa leen satisfaire moo tax nag numéro bi actuellement nii ma xaw a wàññi joxe ko loolu rek moo tax mais maa ngi ciy jégalu bu baax nag. léegi li nga xamante ne si moom la ñu fas yéene def incha allah daañu ñëw fexe ba YouTube bi daañu ci ubbi benn sat boo xamante ne si maanaam lu waay mën a laaj daañu ko mën a laaj directement nga xam daañu ko mën tontu directement aussi dootul nekkati kii dootul nekkati maanaam téléphone. bu dee WhatsApp yéen ñaar yëpp dafa fees Telegram ba daal laa xam ne feesul Telegram moom waxoon naa ku dem ci site wala ku dem ci page Facebook bu Teranga Diaspora TV ku ko def Teranga Diaspora TV. ci page Facebook am boo fa demee di nga fa gis benn lien boo xam ne da nga mën a accéder ci Telegram moom ba léegi feesagul nit ñaa ngi koy accéder donc foofu noonu ku fa dem aussi di nga am information yi daal mais sama numéro moom laa enregistré vraiment dëgg la am na nag ñu ko am ñu bari sax nag bari na trop ndax dama ko defoon ci YouTube bi mais erreur laa ko yàq woon daal donc moo tax maa ngi leen di jéggalu bu baax a baax su ma sañoon nag yéen ñëpp am sama numéro te ku cherche tuuti ku jeex tuuti sax am ko numéro bi moom man maa ko mënatul def daal ci YouTube bi di ko bind mais ku jeex même ci biir YouTube bi sax mi ngi ci nag wax dëgg yàlla. donc léegi bi ñu ñëwee foofu ñu ñëw ci fast fiche numéro 2 bi muy commande 2 bi mooy ñooñu nga xamante ne si ñoom ñoo daan dugal léegi article bi moom kii bi mu ñëwee décret circulaire bi mu ñëwee moom li mu wax mooy maanaam dafa ni ñooñu pour ñu dugal nañu dëppoo ak li nga xamante ni si mooy la comment lan la wax sax lañ dëppoo ak li nga xamante ni si moom la commande 2 bi wax. te mooy que ni pour nga mën a am séjour boobu foog nga nekk irrégulier maanaam dootoo foog nga nekk koo xamante ni si maanaam amoo séjour ku nekk clandestin maanaam doo nekk richiedente asilo loolu la ñu wax fii tey sànq gis naa ñu bari tiit ci ñi ngi affolé fee ñi ngi wax lu nekk mais nit ki su muusee mooy li may dox chaque jour ci loi boo ko jàngee wala nga xam ko dafa am solo parce que nit bi ci boppam chaque fois buy defar loi dana defar benn prox ndool wala roq boo xamante ni si yow moom ngay jaar pour régler sa problème. te man damay wax ni bu problème taxawee lii mën nañ ko tuddee problème mais mën nañ ko bañ a tuddee problème parce que li ñoom ñu def nii man dama leen comprendre moom sérieusement comprendre mais comme ministère de l'intérieur ñoo ko def circulaire la ñu jéem caa topp rek mais man sax incha allah dinaa ci def benn vidéo bu soobee yàlla en italien parce que yii nii yëpp nit ñi donc la man loolu laa jàpp te dinaa ko def dinaa ko wax aussi tamit carrément parce que ñoom mënuñu ñëw ci kaw nii richiedente asilo mën na ko demander jamaat ci suuf ni ñu richiedente asilo mënu ko demander parce que dañoo wax ni ku irrégulier moo ko mën a demander ku irrégulier ci lan richiedente asilo boo ko joxul asilo day devenir irrégulier donc ci kaw loolu ñoom ñu ni ñoom ñoo wax ci circulaire bi ni ki nga xam képp koo xamante ni si maanaam ni dangaa régulier maanaam yaa ngi ci territoire national bi am loo xam ne wane ci na la fi nga mën fee toog yow bokkoo ci dugal 6 mois bi maanaam yow waroo ko mën a dugal ñoom ñu demaat ba ca suuf leeralaat ko ni képp koo xam ne richiedente asilo nga am nga droit rester territoire national bi kon ñoom duñ la jàppee clandestin grosso modo wala bu ñu ëmbee lépp li ñu wax ñoom mooy ku am 6 mois bi képp koo xam richiedente asilo nga boo xamante ni si sa asilo mi ngi nekk en cours doo ko mën a dugal léegi ñu bari loolu mooy seen problème mais man pour man loolu du problème parce que loolu yomb naa faj li tax mu yomb faj mooy ñoom clandestin lañ bëgg pour nga mën ko dugal heureusement que feuille bi teel na génn léegi moom li koy faj lu yomb la bu leen affolé bu leen tiit loi bi moo ne clandestin la bëgg pour nga doon ko mën a ne léegi li ma doon wax sama première vidéo bi ma def na ngeen ko seetaan mooy bi ma naan ndax damay renoncer wala damay demander asilo na ngeen ko seetaan de vidéo boobu leeral naa fa ni képp koo xamante ni da nga bëgg a bokk ci may bi renoncer sa asilo parce que man xamoon naa ni wala boog foogoon naa ni wala yaakaaroon naa ni ils vont daal di ñëw ba teer si fii nii man xamoon naa ko parce que italien yi xëy na lépp mënoon na yomb mais ñun suñu mbokk dañ ci bari ñoo xam dañuy yore seen interprétation yu soxor yoo xam bu ko tubaab yi déggee ñoom seen bopp dañuy dem ba loolu dañ koy jàpp pour téye ko nit ñi parce que ñoom li ñu bëgg mooy nit ñi fay 500 euros yi pour mën a xaalis bi gën a mën a bari seen budget parce que bu ñu fàtte ne kii dugal 6 mois 130 euros lay fay ak 30 euros 160 euros la dugal bi yëpp di dikkee presque 160 euros ak timbre séddi euros 176 euros excusez-moi matul 200 euros matul sax xaaju ñoom li ñu bëgg ñu gis ni nit ñëpp ñi ngi daw di wutali bee te ñu gis ni 500 euros bi ñu koy wutali bariwul parce que pourcentage bi ñu am dafa ndaw moo tax day ñu yokkaat durée bi moo tax ñu indi ci problème bi sulli ko de problème bi mosuñu ko woon sax foog wala boobu mosuñu ko woon wax ne bu ñu ko doon wax daañu ko ca leeral ca biir ñu sulli problème bi pour mën a arrêter wala bloquer ñooñu nga xam ñi ngi doon dugal 133 euros yi te mooy richiedente asilo 6 mesi yi mooy permesso di richiesta lavoro boobu noonu ñu defoon juste pour maanaam ñu bloqué permission yooyu nit ñi dem dugali bu 500 euros moo tax léegi ñu ni que richiedente asilo may nañ ko
mu mën a dugal bu 500 euros waaye mayuñu ko mu mën a dugal bu 6 mois bi bu Richard Calabore mais lan mooy différence bi ñoom ñoo la gën a xam ne ku ñuy may këyit mooy kuy régulier léegi nan la ñu mën a nangoo ni nit ki dafa irrégulier ci kaw bu bëggee dugal 6 mois bi fay 130 euros nit ki irrégulier wul ci kaw bu bëggee fay 500 euros wutu ko dugalal loolu nan lañ koy nangoo te ñoom ñaar ñëpp ñoo yem même statut juridique ñoo ko yemle donc loolu xëy na si tu as un bon avocat wala ba xëy na sax man bugguma sax ñu yegg foofu dama leen wax yoon bi gën a gaaw pour ngeen bañ a yegg foofu comme ni ma ko waxee sama vidéo boobu bu ngeen ko seetaanee wax naa ni solution bi du dara ñoom dañoo bëgg ko régulier léegi yéen ñi nga xam dugal ngeen ko te seen këyit yëpp nekk en instance maanaam seen këyit yaa xam da ngaa nekk primo grado yaa xam da ngaa nekk secondo grado sax amatul wala yaa xam da ngaa nekk cassation mais cassation sax bokku ci parce que cassation moom ñi ko nekk sax bokkuñu ci kon ñi nekk primo grado maanaam ñi demoon commission ñu rejeté leen ñu dem joxoon ko avocat pour avocat bi defal leen recours primo grado ñooñu def recours léegi li gën a gaaw mooy que ni nañ dem renoncer seen recours ba nag gis naa léegi ci ñenn ñi naan ci kesuraay bi fay renoncer kesuraay si mën nga fa renoncer mais kesuraay ñi nga fa mën a renoncer mooy ci li ma jàpp man te loolu sax moo war a mën a nekk ñi nga mën a renoncer ci kesuraay mooy ñi nga xamante ni si dañoo demandé woon asile mbaa ñu demandé woon retraite nga xamante ni si maanaam kesuraay ñoo géré woon seen demande d'asile mais su fekkee ne si ñi nga xamante ni si maanaam bu fekkee ne si ñi nga xamante ni si maanaam joxoon nañoo def appel ba seen dossier dem tribunal loolu mënoo ko renoncer kesuraay mais tribunal koy renoncer tribunal yi nekkul da ngay dem ba tribunal loolu avocat nga koy jox wala ku yëngu ci immigration wala ku ci xam dara ñoom ngeen koy jox ñu renoncer beet lu yomb la parce que comme ni mu demee kesuraay ñoom léegi ñu ngi defar sax benn modèle boo xamante da ngay ñëw bind signé ñu jox la nga renoncer pare nga ci tuure nañ sa affaire léegi ñee aussi tamit bu dee tribunal aussi tamit online dañ koy envoyé renoncer bi dañ koy demande renoncer bi dañ koy demandé dañ koy envoyé online renoncer sa kayit renoncer defatoo asile léegi clandestin la léegi kon am nga droit dugal 6 mois bi donc bu leen tiit yéen ñëpp dem leen renoncer yi ku renoncer clandestin nga devenir mootuñu laa rejeter sa demande mënatuñu rejeter demande 6 mois bi képp daal ku bëgg a dugal demande 6 mois bi à partir d'aujourd'hui wala boobu képp koo xamante ne si am nga wër nga ba sonn amoo ku la jël te am nga condition yi ñu wax parce que condition bi ñu ko fàtte ñaar la bis bu ne dama koy répété mooy ki séjour am jeex li commencé 31 octobre ba fi ñu toll ak ki séjour am jeexoon lu jiitu 31 octobre ngoo amee condition yooyu bëgg a dugal ci kayit yi demal nga renoncer sa asile politique soo renoncer sa asile politique tu as le droit am nga droit dugal ko te dañ lay jox séjour donc ma leen di répété waat yéen ñi nga xamante ne am ngeen problème bi bu leen ko jàppee problème du problème dem leen seeti avocat mu renoncer leen seen demande avant ngeen di yegg ci kesura pour jël seen baaraam parce que bu ngeen demee kesura pour jël seen baaraam te renoncer wu leen demande bi fii nii li ñu fi bind mooy kesura bi dafa war a rejeter sa demande pour wax la ni yow maanaam tu es régulier nga ci territoire bi donc ñooñu nañ daw renoncer ko ñooñu mooy ñi nekk première instance ñi nekk ci ñi ngi door a demander asile ak ñi demande retrato ak ñi nga xamante ni si dañoo nekk première grade mais ñi nekk cassation ñooñu mën nañoo bañ a renoncer ndax li tax mooy cassation boo fa demee cassation su fekkee sa avocat ñaanul suspension la maanaam ñaanul ñu suspendre sa mandat d'expulsion parce que ñoom bu la jàpp mën na la exclure bu fekkee dañ koy wax refoulé su fekkee dañ si espérer refoulé su fekkee dañ si mën nañ la ko def ñoom mooy cassation boo fa demee donc kon yow amoo pour renoncer mais am na yenn avocat yi te doon nañ ko débuté sax mais am na ñoo xam réussir wuñ ko woon ñi ko réussir ñoo ñu ko réussir bu ngeen dee 100 ñaar ñoo ko ci réussir wala benn dañ daan demande suspensionné maanaam ñu suspendre maanaam ci refoulé bi ñu la mën a refoulé mais en général tribunal dañ ko réussir moo tax avocat yi sax dañoo tay ci di ko demandé donc ñi nga xam ñi ngi cassation nañ vérifier seen kii bu fekkee amuñ suspension boo tax man gëwoon sax ñi ko fi am ñu néew lañ moom ñi ko fi am ñu néew a néew lañ gëwoon sax kenn am na ko fi ñooñu moom jël sax ñuy renoncer ñooñu bu ñu demee automatiquement dañ leen di jox seen séjour 6 mois ñu dem wuti liggéey loolu itam lii tamit bu ngeen ci fàttali ko mooy dama leen doon wax mooy que ni nee neen ku mënul ku amul liggéey ku irrégulier moom la ñu war a kii moo tax bàyyi leen di yóbbu seen contrat yu bees ndax yéen koo ci waxal daa man am naa contrat yi limitaire di ko tiitaroo te loolu du tiitar bi loolu yàq li ngay def la donc da ngeen di renoncer ci seen asile yéen ñi dugal 6 mois yi nii actuellement yéen ñi ko def ñëpp amul tiit amul jaaxle loi bu jógee da nga koy xool noo koy dévier ni nga koy dévier mooy ñoom ñoo bind fii ni ñoom maanaam li ñu jàppe mooy asilante kuy demander asile requérant asile ñoom li ñu ko jàppe mooy ku régulier la ndax kenn mënu ko refoulé donc ñu ni tey tamit ñu ni commandeur bi li mu wax mooy pour nga mën a dugal say mesi ba foog nga nekk irrégulier tey léegi nii boo renoncé sa requérant asile ba nga defoon sa asile ba nga doon requéré te asile bi yéen ñëpp xam fu muy mujj wax naa leen soo ko renoncé donc léegi tu as le droit
léegi da ngay devenir un clandestin bi ñu bëgg ñoom un irrégulier nañ wax loolu irrégulier parce que man clandestin moom sax neexuma mais comme Italie lañ ko fi utiliser moo tax ma koy utiliser da ngay devenir un irrégulier soo nekkee irrégulier nag neen boobaa am nga droit wu am 6 mois bi donc yéen ñëpp daw leen seeti avocat yi renoncer seen kayit te bu ngeen seetlu sama première vidéo pourtant wax naa leen ko ay nit dikkaat weddiwaat ko ba dikkaataat revenir wax leen expliquer leen ce qui s'est passé man li taxoon ma wax ko gis ngeen ko tey itam le temps m'a donné raison encore une autre fois donc li fi ne mooy que ni bu leen tiit bu leen raf dem leen ngeen renoncer seen papier yooyu ngeen renoncer seen demande yooyu nekk ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh